mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci juróom-benn waxtu bisimilah leen ci xabaaru marax yi li ci gën a fës maire bu Dakar Plateau Aliou Ndoye di tontu Soham Wardini mi jiite maire bu Ndakaaru ginnaaw plainte wala bokk njàmbat li nga xam ne teg ni ko ci ko table ARMP moom nag Aliou Ndoye jox ko benn gëdd ndax jàpp na ne kon ci yoon kot la nekk jàpp na ne tamit liggéey bi nga xam ne daal ni ko jot sumb ca marché bu Sandaga ginnaaw ba nu ko tojee lépp li ci war kon ci laa di tàmbali gi danañ ko daal di amal bu ko defee feeg wax fan yu néew janook taskatu xabaar yi kon la daal di amal dinañ ci ànd ki leeral ak Abdourahmane Ly bu Thialande. Kédougou sës rëkk diggam ak Mali ak Guinée nekk na nag ay diwaan yoo xamante ne ko dañoo sës rëkk askan fa yeewoo dañoo tiit ndax nee nañ kon ci nan la ñu toog li leen daal di jaaxal mooy yow jëm ci wàllum ñàkku kaaraange ba tax kon ñoom ña ngay sàkku ci kilifa yi réew mi ñu daal di taxaw leen lépp lu jëm ci wàllum kaaraange ndax nag loolu la ñuy jooytu daan ci ànd ki leeral yéen ci biir xabaar yi. mangrove yu Saloum ñoom nag nekk mbir moo xamante ni mu am solo la ci wàllub nit ak ndëkk wëram buñ ko xayma ci koppar toll na ci junni milliards sunu xaalis yoo xamante ne ni kon daal mës na ko ci xayma waaye nag songu ak caxat-caxate gi nga xam ne askan wi ñu ngi koy def xawatital ñë fa nekk te nag loolee mën na indi njeexital goo xamante ni kon gu doy waar lay doon ci wàllub écosystème bi le dina ci ànd ak ki leeral nu mu gën a yaatoo ci njeextalu xabaar ak Pape Ibrahima Ndiaye bu jàll ànd nañu ci faram fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru marax yi des ko door ak duñu ko junjee ci ndorteel maire bu Dakar Plateau daal di tontu maire bu Ndakaaru Soham Wardini ndax ab bataax la jël lal ko ci kaw moom daal di jëm rek ci lu nga xam ne jagleel ko ARMP ginnaaw lu jëm nag ci marché bi nga xam ne mooy marché Sandaga ginnaaw ba ñu ko tojatee liggéey wan si fàcc de sumb mu jur coow moom nag Aliou Ndoye jox ko benn gëdd ndax jàpp na ne kon lépp kon lu yoon ci rek lay dox nee na tamit moom daal liggéey bi nga xamante ni kon danañ ko amal ci marché Sandaga ginnaaw bu ñu ko daanalee fii ki fan yu néew danañ ko daal di tàmbale moom Aliou Ndoye janoon taskatu xabaar la amal ñu ànd ci leeral ak Abdourahmane Ly. liggéey gi jëm si defaraat marché Sandaga dina am te nar na tàmbali lu yàggul dara juróom-ñaari milliards si suñuy koppar lañu si def te ki ko dékku di mairie bu Dakar Plateau Aliou Ndoye ngi yëgle ni droit réelu marché Sandaga commune Dakar Plateau moo ko yor. coow bi tax sax ma guleet ma ciy wax. foog naa ni boobu léegi déggu leen ma naan marché bi dinañ ko def ci ab diir bi wala ci lii lay jarak mosu leen ma cee dégg boobu léegi dama mas a taxaw rek ne marché bi marché Dakar Plateau la ku koy tabax it Dakar Plateau nga koy tabaxal li ci gën mooy ku koy tabax it nga def ko ak waa Dakar Plateau parce que ñun nanguwuñu ñu jële fi marché bi loolu moo mas a nekk suñu taxawaay. dernier débat bi ma dégg nag mooy sama naataango bi yor ville dafa bindoon ARMP ne ko na dakkal sama marché bi moom dafa xaw a yéex parce que marché bi romboon na ARMP yàgg na. marché Sandaga weesu na ab marché dong patrimoine la ngir commune am Aliou Ndoye ngi yégle ni marché bi du mës a nangu ñu koy toxal artu gi nag mi ngi koy def gannaaw bu mu xamlee ni ville de Dakar amoon na yéene woowu. gannaaw bu mu lebee ñeenti milliards banque bi di Société Générale ngir ab projet bu mu bëggoon a amal. projet bi ñu amoon ba jël ci 4 milliards auprès de la Société Générale moo doon toxal marché ba fee ci Petersen tudde ko benn projet bu ñu naan la rotonde je crois loolu la waraloon ci ay at ci gannaaw ñu jëloon 4 milliards Société Générale ba tey fi may wax ni 4 milliards yooyu remboursé nañ ko. fay nañ ca lañ cey fay ci ay intérêt yooyu te projet sax amul ça c'est je parle de fait bëgguma dugg ci yeneen yi. liggéey gi jëm si defaraat marché Sandaga lenn rek moo ko tere tàmbali jamono ji muy ordre de service bu meeru Dakar Plateau muy ordre de service bu mu nar a génne fii ak ayu bés gi ñu jëm ni muy liggéey gu war a def 24 weer wante dinañu fexe ba wàññi ko. bu ñu gagné woon 5-6 mois. ñu jël te loolu ñoom danañ xool techniquement ndax mën na ne am déet te ci lañ ma waxagum nii ci li ñu gisagum mën naa ne loolu lépp pour wàññi impact bi la pour que vraiment ñu baral liggéey bi pour wàññi impact négatif bi
pour que nit ñi di mën di continuer di circuler ci biir plateau sans que loolu yàq seen activité. parce que bu yembee ak autorisation yëpp ba ay préfet ñëpp validé DCMP immatriculé ko delloo ñu ko ñu notifié ko marché entreprise mu dem fay ay droits d'enregistrement kon li muy xaar moom fi mu ne nii mooy Alioune Ndoye maire du plateau ne ko ordre de service de démarrage des travaux bis nangam délai yi commencé daanu. muy maire bu fasul yéen yem ci point de presse bile bu ko jaree Alioune Ndoye ngi xamle ni dina fësal yeneen i xibaar yoo nga xamante ni narul arrangé ñi nga xamante ni ñoo nanguwul mu amal bile projet. Abdourahmane Ly jërëjëf ñu dem ci diwaanu Tëngéej dëkkub Maam Kumba Lamb ñoom nag jot nañu sargal seen doom yi nga xam ne taxawaay bi ca dëkk ba nekk na lu mucc ay rawatina kon ñu jël ay jumtukaay yu am solo yoo xam ne dañ leen ko daal di dippee tudde leen ko ku ci mel ni Badara Mama Yacine ak maire ba woon di Ndiawar Touré ak ñeneen kilifa bàyyi ko ci dëkk ba te nag def fa jaloore gu dudul fayati ñu teewlu ci maire bu Rufisque Nord di Mama Oumar Mané ay kàddoom ci micro Babacar Seck. mais ay kilifa yu def ci Tëngéej lan ay kilifa yu def si doomu aadama man looloo am solo ils ont vraiment tout faire pour donner une dignité à la def nañ lépp pour jox dignité doomu aadama te loolu mooy nit ku mel ni Badara Mama Yacine xale bu ndaw mun na ko téye fépp li mu def te kenn xamu ko moo ëpp li mu def feeñ ku mel noonu jóge àddina dëkk Fass mais war nañ ko tuddee yu mel noonu surtout que loolu ñu ko tuddee lu mu fa def place publique boobu def na fa lu bari mosquée boobu def na fa lu bari école Fass def na fa lu bari donc loolu rek moo tax alors ñu sukkandiku pour tudde leen ku mel ni Ndiawar c'était mon ami ay nekkoon na fi maire de la ville amul lu mu deful surtout au niveau de l'éducation waaw kooku quand même ñu tudde ko un sportif man dama doon football moom ay ma nekk Gandel mu nekk Dar Salaam waaw un sportif ñu tabax terrain basket bu mel noonu terrain basket bi maire yi noonu moo ko tabax duñ def lu tudde ko le doyen Doudou Mamadou mais kooku bi may nekkee xale lañ daa dégg turam amul lu mu deful si Tëngéej amul lu mu deful si askan ñu Tëngéej mais occasion yii bu présenté woo dañ koy saisir. ñaari téeméeri milliards mooy koppar yi nga xam ne kon teg nañ ko ngir tabaxaat dëkkub El Hadj Omar Foutiyou Tall loolu nag nekk mbir moo xamante ne nii mouvement Rendo ñoo ko daal di sooke bëgg-bëgg rek mooy fexe ba dëkk bi kon méngoog jamono waaye tamit mel noo xamante ne nii askan wu fay dëkkee danañ ci gën a mën a gis seen bopp loolu nag ñu ko daal di amal ci teewaayu ay soxna yu bëri bàyyeekoo ci lu toll nag ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari dëkk ak dëkkaan du fa sës rek ci dëkk woowule loolu nag ma nga amee ci teewaayu Mamadou Aliou Signon Aliou Thiam. fexe ba jëmalaat li nga xamante ni moom la fi El Hadji Cheikh Omar Foutiyou Tall bàyyi loole nag mooy bëgg-bëggu kuréel gii di Rendo nga xamante ni ci diwaanub Njàmbur dajal nañ fa ay jigéen yoo xamante ni ñu ngi jóge ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari village yu nekk ci biir Fouta waaye it teewoon na ca ndajale ay sët yoo xamante ni ci njabootu ku tedd kii di Cheikh Omar Foutiyou Tall lañu bokk ñu bawoo ci Afrique ak fépp ci àdduna bi kuréel gi nag ki ko initié di sët ci ki nga xamante ni moo di Cheikh Omar Foutiyou Tall ñu gën ko xam ci Thierno Nourou Tall moom nag xam na ni mouvement bi liñ ci bëgg rek mooy fexe ba Alwar am place bi nga xamante ni moom la mérité loole nag am nañu projet boo xamante ni dañ ci natt ci ay koppar ngir def ko fa ëpp na 200 ci ay milliards. Cheikh Omar juddoo muy Alwar dafa benn projet bu nga xam ne si dana permettre Alwar ni mu meloon dans le temps parce que Cheikh Omar bu ñu si Alwar dafa am lu mu war a jëmmal li mooy Alwar dafa war a dundaat Fuuta dundaat ñu am benn projet parce que 9 lieux de culte yu mag lañuy tabax dañ taxawal biir Fuuta bi Alwar ñu xam si c'est une valeur de 200 et quelques milliards pour revaloriser Alwar permettre aussi nit ñi léegi di am benn journée culturelle bu mag biir Alwar xam ne bu xewee képp ku nekk foo nekk ci àdduna bi di nga mën a ñëw Alwar barkeelu si jëriñu ci barke Cheikh Omar. bu weesoo Alwar ca fële nga xamante ni moo di ca Oréfondé foofa it am na projet yoo xamante ni war nañ ko fa def bokk na ci nag def fa jàkk boo xamante ni dana doon bi gën a mag ci diwaanu Afrique.
Mamadou Sidian jërëjëf. Mouvement réaction Bankaso ca Parcelles Assainies ñoom nag yëkkati nañ seen baat ginnaaw lu jëm nag ci bëgg-bëggu état bu Sénégal ngir rek rëddaat bu baax hôpital bu Sénégal di Ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci kàddu njiit la di Go Faye ba ngay woo njiitu réew mi ngir mu xalaat boobu les projets ndax jàpp na ne kon lépp lu jëm ci wàllu projet boobu politique donc moo ko lal ñu teewli kàddoom Go Faye ci micro Mamadou Lamine Fati. xam nga découpage administratif bi c'est bien ma wax ko ci olof parce que nit ñi comprendre nañu ko dama ne li ñu bëgg mooy jël Parcelles Assainies génnee ko ci commune bi génnee ko ci département de Dakar taf ko ci département de Guédiawaye loolu nag ndaw Parcelles Assainies war ñu ko nangu bu fekkee régime présidentiel bi dañu am ay problème de leadership entre Diouf Sarr ak Amadou Ba c'est leur problème en interne, ils n'ont qu'à régler ça. Mais qu'ils n'utilisent pas des décrets présidentiels. Pour utiliser des décrets présidentiels pour régler des problèmes de partis politiques, ce serait irresponsable. Et puis nous, le président Macky Sall, il ne va pas commettre cette erreur encore. On est dans quel pays? Si nous avons des filles qui roulent, dañuy jël Parcelles Assainies taf ko ci Guédiawaye wala ñu jël Parcelles Assainies taf ko ci defar beneen ville de Yoff pour régler des problèmes politico-politiciens. ndax frontière u Sénégal dafa yaraax laaj la bu sampe en tout cas fële ca diwaanu Kédougou nekk ci bët Saloum Sénégal dëkk la bu sës rëkk ci réewum Mali ak réewum Guinée askan na fa yeewoo ñoom nag ci nen la ñu toog la ko waral mooy ñàkku kaaraange gi ëllëg seen kaw looloo tax ñoo kilifa yi ngir ñu daal leen taxaw ci lu jëm ci wàllu kaaraange bu ko defee ñu mën a nelaw wayandoor waaye tam mën a dox seen soxla ci seen taay bakkan ñu ànd ci leeral ak Mamadou Dieng. Kédougou dend ak frontière ay réew yëngu loola bu ci mel ni réewu Mali loole waral ba ñu dëkk ci penkub bët saalumu réew mi ànd ak tiitaange li ko waral di woy fippu yi ak ni ñu lëmbee réew yi ñu wër. ndegam réew yi nga xam ne ñoo ñu ëpp armée ëpp ñu ngànnaay ëpp ñu stratégie ñoo tey muccul ci loolu kon amul réew mën a taxaw ni mucc te sax président la wax na ko ni Sénégal mënul mucc ci loolu ministère de l'intérieur wax nañ ko fan yee passé dégg ngeen ko ci ministère des affaires étrangères donc loolu dafay nekk prise de conscience boo xam ni kàllaama gi naam am na ci solo ak prise de position yi waaye li ëpp solo mooy jëf ji ba nga xam ni prévention boobu dina nekk politique bu leer boo xam ni dañ ci dugal le monde éducatif dugal ci kilifa diine yi ba nit ñi mën a am un niveau de sensibilisation boo xam ni moo ñuy mën a musal. étude bi ne réewu Sénégal li mu war a def mooy fexe nu mu xeexee way fipp yi nekk ci frontière diggante Sénégal ak réewu Mali te loolee ngir mu am faaw militaire ak askan wi boole seen doole. fexe ba ñooñu nga xam ni ñoo yor kaaraange gi mën a liggéey ak waa population locale lu tax ma wax loolu soo demee ci dëkk yu mel ni tey Nigéria wala Cameroun ñi nga xam ni ñooy force de sécurité et de défense dañu am problème bi mooy population yi dañ dem ba gën a wóolu groupe terroriste yi que policiers yi wala gendarme li koy waral mooy duñ leen boole ci initiative wala duñu wax ak ñoom wala buñ nee état bi aussi teew na fi benn anam ci teewaay boobu la ñuy gis mooy teewaayu état répressif. noonu it étude bi di wax ne réewu Sénégal dafa war a taxaw ci wàllum prévention. ñu gën a fagaru ñu gën a impliquer population yi mais aussi gën a bàyyi xel li nga xam mooy wàllum sécurité xam ni mën nañu jouer ci ñaari tableau yëpp benn bi mooy intervention bi comme ni ñu defee ay camp avancé fële ci Kidira ak ci wàllu kaaraange mais aussi ñu def ay des politiques de sensibilisation boole ci toutes les forces vives bu ko defee yàlla mën nañ ci musal. ñiy jóge bitim réew ni ñuy yegsee ci Kédougou ngir liggéey ci or bi loolee itamit mën na indil gàllankoor réewu Sénégal ci wàllum kaaraange tax ba Timbuktu Institute di wax ne dañu ko war a xoolaata teg ci gaawal politique yi nga xam ne mooy dimbale ndaw ña ca gox boobule nga xam ne ñoom dañuy faral di wane seen mer ci gox bi nu ñu amee koom-koom ak ni ñu ci ñàkk a yëgee seen bopp ci nu seen mer googule mën a saafara woo ndaxte loolee day faral di indi ay fippu. Mamadou Dieng jërëjëf mi teewoon ci ndaje bi nga xam ne ab étude la di jàngat bàyyi ko ci Timbuktu Institute nekk kuréel woo xam ne Bakary Samb professeur la moo ko daal di jiite. Sénégal am nag taxawaay bu am solo ci wàllu kaaraange ci Afrique sowu jant loolee nag nekk na mbir mu am solo de su ko lam-laamee bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne moo bàyyi ko ci Pierre Amad Ba anthropologue la jàpp na tamit Sénégal itam dana ko war a gën a jox gëdd ci lu jëm ci wàllu xeex kaaraange ci wàllub Sénégal ak li ko wër rawatina ko ci wàllub terrorisme ci
ci Sahel ñu teewli kàddoom Pierre Amad Ba ci micro Babacar Fall. damay bañ ñuy nax suñu bopp parce que dama yaakaar ni réewum Sénégal du ñu toog ba xaar dara xew Mali ñuy soog a jug ci suñu bopp ci suñu wàll kaaraange mën nañ ne kaaraange gi doyul mën nañ ne am na luñ ci mën a yokk mën nañ ko gën a defaraat ba mu gën a baax mais mënuñu wax ni Sénégal anticiper wuñu li nga xamante ni nii sóoraale wuñu woon li nga xamante ni war na mën a xew Mali parce que ay borom xam-xam ñi ngi fi ñi nekk ci armée bi seen xam-xam màcc na ci wàllu sécurité ak défense donc yaakaaruma ni dañu bàyyi ba dara xew Mali ñuy soog a taxaw naan lan la ñu war a def li ñu war a wax kañ fi mu toll nii mooy ñun sénégalais yi nañu xam ni guerre contre le terrorisme sénégalais bu nekk daf ci am cër sénégalais bu nekk daf ci am wàll surtout nag ñi nga xamante ni ñi ngi dëkk ci frontières yi parce que ñoom ñooy première cible yi te ñoom it ñooy ñi nga xamante ni nii ñoo leen a mën a dalal suñ leen dalalul duñ fi dugg parce que koo xamante ni nii gis nga nit muy jëfee naka sudul noonu loo xam ne dëppawul ak suñu aada dëppawul ak suñu diine dëppawul ak suñu cosaan te mu bëgg ko indi ci biir réew mi war ngaa kat jug taxaw boo ko mënul xeex nga woo ñi nga xam ne war nañ ko mën a xeex ñu xeex ko. lopp fukki junniy doomi gànnaar ñu ngi ci Sénégal ëpp na fanweeri at ak ñaar démb la ñu amal janook taskatu xabaar yi ngir xool lan mooy doon seen taxawaay ak tamit seen ëllëg ci biir réew mi nan lay daal di nekkee ndax jàpp nañu daal foofu rek ñu daal leen xool ndax nag ginnaaw at yu bëri yi nga xam ne ko def nañ ko ci Sénégal seen nekkin doy na leen kon njàmbat ginnaaw li kon lu ñu bëgg rek mooy seen ndaje yi nga xamante amal nañ ko ñu xoolaat bu baax a baax seen nekkin ci réew mi ak nan la ñuy def ba mën a delluwaat seen réew Mamadou Lamine Fàtte ci leeral. ñëpp leen beddi bàyyi leen ak seeni bopp dawlàkku mauritanien yi nekk ci Sénégal fu mu toll nii ñu ngi jooy seeni naqar. dund bi dund bu métti la ndax ñi nga xam ne ñoo waroon taxaw pour toppatoo ñi nga xam ne amuñu benn avocat amuñu kenn ki nga xam ne mu ngi leen di saytu mooy état du Sénégal ak xeetaayu mboot yi nga xam ne mooy ACR bi nga xam ne moom mooy toppatoo dawlàkku yi. ñi nga xam ne ñoo nekk fii jubluwuñu si li nga xam ne war nañu mën a am dundin bi nga xam ne doomi aadama àqam ak yelleefam moom la waroon yeyoo. ñoom dañ leen jàppee ni ñi nga xam ne bokkuñu ci benn askan ci dëkk bu ñu jógee te ñoom dëkk bu ñu dem dañ leen di jàppee ñi nga xam ne amuñu kayit lu nu mel jaaxal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekkee daw làqu Mauritanie yu nekkee ci Sénégal te ñoom ba tey jëlee xamuñu loolu lu ko waral. puissent recouvrer leur citoyenneté, recouvrer leur terre qui les a vu naître, leur terre qui l'a bercé, qui les a vu grandir. dañoo war a def ba ñoom ñu mën a jëlaat seeni citoyenneté jëlaat seeni suuf bi nga xam ne moo leen meññ bi nga xam ne ñàkk nañ ko lu ëpp fanweeri at a ngi nii Mauritaniens yu jigéen yeeg yu góor yi ñi nga xam ne dañ leen obligé ñu génn seeni dëkk ngir doon doxandéem tey jile jafe-jafe yu rëy la ñuy dund fu ñu nekk ba ñoom sax xamatuñu fan la ñu bokk ci àdduna bi te loolu yëpp war nañu dellu si waat ñu jox leen seeni àq ak seeni yelleef. À vivre l'absence de tous leurs droits, de toute leur dignité, à vivre l'apatridie tout court. dawlàqu mauritanien yu nekk Sénégal jot nañu jàppale Jamra mi nga xam ne moom bëgg-bëggam rek mu jàppale leen ba ñile mën a dellu siwaat ci jàmm seeni dëkk. dañu demander rek une régularisation te am naa yaakaar ne Macky Sall waru koo bañ boo demee yëgu lu bari sax yëguñu ko kon dinañu waxtaan ak moom yóbbaale ay dossier incha allah mu boole ñoo ministère bi mu ñuy booleel ñuy am séance de travail ak moom ba ngeen rentrer dans vos droits ngeen nekk des citoyens à part entière et non des citoyens entièrement à part. fanweeri at ak ñaar a ngi nii lu toll ci fukk ak ñeent jàpp fukk ak juróom benn junniy daw làqu mauritanien yi nekk fii ci Sénégal tey jile seeni bëgg-bëgg bu gën a rëy mooy ñu xam ñoom fan la ñu féete rawatina ñu mën a delluwaat ci seeni dëkk. Mamadou Lamine Fati jërëjëf ñii ay doomi Nigéria la ñu bàyyee ko seen dëkk dikk fii ci dëkk bi ngir teewe fiara bu Ndakaaru ñoom nag bi ñuy dëkk ci Sénégal lañ leen daal di song ci bi ñuy yem ak ci diggante Sénégal ak Mali ci frontière ba amul nag kenn koo xamante ne nii ñàkk na ci bakkanam waaye ñu amul tamit kenn ku ci amee ay gaañu gaañu waaye nag seen koppar toll ci millions yu bëri def ko di ñaawte fi kon jot nañ ko nangu ci ñoom ginnaaw nag bi nu sante yàlla dikk fii ci Sénégal rawatina ko ci Ndakaaru ñu ngi ñuy nettali coono ak jafe-jafe yu daj ci yoon wi Ngor Diouf reportage. 50 ans plus 1 di wane juróom fukki at ak benn bu artiste bi Idrissa Diop am ci scène musicale bi waaye it
nekk benn projet artistique bu bees bi nga xam ne kii di Idrissa Diop moo ko may ay fansam. di jégalu bu baax ci élément bi dinañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo li ñu leen doon di wax sànq moom mooy doomu Nigéria yi nga xam ne ñoo bàyyi ko seen réew dikk fii ci Sénégal waaye nag ci yoon wi ñu daj fay jafe-jafe ak coono ginnaaw ay song yoo xamante ne ni def ko du ñaaw te fi ñoo ko def seen oto bi ñu duggoon waaye nag amu ci kenn ku ci ñàkk bakkanam amu ci itam kenn ku ci amee ay gaañu-gaañu waaye nag ay millions yu bëri ci koppar jot nañu ko nangu ñoom jot ko def ko du ñaaw te fii ñu ngi ñuy nettali ñoom doomu Nigéria yu ginnaaw seen dikk fii ci Sénégal coono ak jafe-jafe ñu daj Ngor Diouf reportage. njàqare ak xol bu tiis la nigérien yi ñëw ci fiara bu Dakar di dund gannaaw bu ñu leen attaqué ci seeni yoon ñu bëri ñàkk ci ay koppar ak ay matériel. bi ñu attaqué dañu ñëw sax tiré ay ball booy seetlu sax chauffeur bi ñu àndaloon dañ ko naroon na rey waaye rek yàllaa ci def ndox mu sedd ba loolee mujjewul a am waaye jaaxle nañu lool. Monsieur Dieu qui a fait ne pas toucher le chauffeur. ñu fekk leen ci ginnaaw CICES ñëpp toog ñi ci ay bassan ñu toog di wottanteku seeni bagage ndaw si jàpp rek ne lu ñuy dund metti na trop. L'ensemble ça va mais vous voyez. ngeen ko gisee nii yoruñu dara sunu alal jépp la ñu jër ñu yor toll sax ci 350 francs te loolee booy xool jamono yi mënut a def dara. Moi ils vont laisser que 350 francs. yile exposant bu ñu sukkandikoo ci seen responsable délégation bi amuñ sa lu ñu fayee ngir am place ci bile fiara. Ils nous disent tant qu'on n'amène pas une certaine somme ils ne vont pas nous donner des stands. ak jafe-jafe yi amuñu benn yoon accès ci foire bi ndax amuñu koppar ñu mën a louer ay tentes yoo xam ne dinañ fi mën a teg suñuy marchandises lu ñu yoroon lépp jël nañ ko ñu ngi nii ci biti fii dañuy toog di xaar ndax amuñu ko ñu jàppale. On ne peut pas avoir les stands sans argent mais nous on veut vraiment qu'ils aient diligence qu'ils fassent diligence. Pape Amadou Fall di directeur fiara bu Sénégal jàpp rek ne dinañ leen mën a xajal ngir ñu mën a am place. Il n'y a pas de difficulté entre responsables on était en train de discuter. xam nañ ne jafe-jafe yi métti woon na lool ci ñoom waaye tàmbali nañu waxtaan ci diggante pàcc yëpp ngir seet nu ñuy def rek ba indi ci saafara te am naa ci yaakaar ne gannaaw waxtaan yi dinañ ci indi saafara du yàgg dara ñu delluwaat ci la ñu nekkoon. Donc après le reste on va régler ça entre responsables. lu ëpp ñaari millions ci suñu koppar nigériens yi ñàkk ko gannaaw attaque bu leen dab ci seeni yoon ñuy sàkku ci gouvernement Sénégal naka noonu gouvernement malien yi ab ndimbal ngir ñu mën a commencer seeni exposition. jégalu bu baax ci élément bi ak kàddu nasaraan yi nga xam ne kon wax na ci Golo Bay moom mooy ab way woo xam ne Idrissa Diop nekk artiste jot na ci génne ab way woo xamante ne jot na ci addu loolu nag ci wàllub caada la ci Sénégal moom nag jot na jënoog taskatu xabaar yi ak lenn ci askanu Sénégal ngir rek dégtal leen way woowee kon mu génnee jot na ci nag wax lu bëri ci li nga xamante ni jafe-jafe la te réew mi di ko daal di jànkonteel moom Idrissa Diop daal di dikkat ak conk yu bëri yi nga xamante ni jot na ko fësal ci janoom ak taskatu xabaar yi fii boobu kon ñuy xaar gëndub album bi nga xam ne kon fii ak fan yu néew dina ko daal di génne Oussama moo nekk Sall ñaa ci leeral. 50 ans plus 1 di wane juróom fukki at ak benn bu artiste bi Idrissa Diop am ci scène musicale bi waaye it nekk benn projet artistique bu bees bi nga xam ne kii di Idrissa Diop moo ko may ay fansam. musicien yi yeewu leen ngi leen di nax xippi leen baabunu yaa ngi nii toog ndax kono bay baabun dundee yàgg na fi leen ñu ngi leen di nax xippi leen baabun yaa ngi nii toog ndax golo bay baabun dundee yàgg na fi ndax golo bay baabun dundee dootuñu ko nangooti ah saa yu ñu màndee ñoom ci naxaate ñun de màndi dañu ci xarale kon gu nekk mbooyo xaar ko ci taatu ndaali mais saa yu maree naan day daw naan si léegi ndaali fees na ah naxaate kat mandeti na potu ndaali nangu naa ko kooku c'est ça que j'ai chanté devant Alioune Tine et puis loolu la ñu wayaat pour jagleel ko tous les acteurs culturels et notamment toute la jeunesse africaine et toute la jeunesse sénégalaise. Golo Bay moo nekk titre bu njëkk ci album bi nga xamante ne mu ngi koy préparé moom Idrissa Diop ci way wii moo am ci société bi maanaam golo di bay baabon di dundee li ni mel sax ñoom artistes yi dañ koy dund. ministère de la culture nag pour répondre ci li nga wax noonu mooy man dama fa gisul benn njariñ
Ablaye Diop ci boppam amaluñu man de ci sama côté ak sama ñi ma nekkal amaluñu benn njariñ boobu nag ñun dinañ ko wan ne comme amaluñu njariñ artistes yu yëpp dinañu booloo wan la ni amaloo leen benn njariñ parce que culture du toog rek sa bureau di ko da ngay il faut parler avec da ngay wax ak acteur culturel. woyu Idrissa Diop bu bees bi nag génnul ci lu ñu xamee artiste bi maanaam di jël ay mala ngir wax ak nit ñi waaye bii de liñ ci gën a gis mooy artiste bi engagement bu mu wane fan yi ci défendre artiste ci Sénégal ci structure am bii nga xamante ne mooy say wi bi la woy daf ko fësal bu baax. Ousama Monick Sagnan jërëjëf daal di àddu kon ñu leen ko junjee ci ndortalu xabaar rek mangrove yu nekk ci diwaanu Saloum nekk nag mbir mu am solo ci wàllub nit ak ndëkk wëram waaye nag jafe-jafe yi muy daal di amee askanu Sénégal ci boppam kon ñoo koy teg maanaam nit ñi loolu nag bu ñu ko xaymaa ci li muy indi ci koppar wala te nekkoon ci tolluwaay ci wàllu koppar benn junni milliard la sunub xaalis ginnaaw nag dañ koy caxat-caxate ñoo mangrove yi nag mën na indi gàllankoor ci wàllub nit ak ndëkk wëram rawatina kon ci écosystème bi Pape Ibrahima Ndiaye Moussa Fall ñoo demoon ci doonu Saloum. fii nag ci delta bu Saloum ñu bari jàpp nañu ne moo koy taaral ñu bari gis ne sax moo leen gënal li nga xam ne mooy pétrole or wala beneen xeetu meññeef mooy seen trésor vert waaye nag ngir gis rafetaayam foog rek nga yëg ci benn gaal topp li nga xam ne mooy ay yoonam. ngir xam meññeef bi ngëneel yi nga xam ne amal na ko askan wi fokk rek nga ñëw ba Toubacouta fekk fi bërëb boo xam ne ñu ngi ko dutee aire marine protégée bu Bambung ci ginnaaw ndox yu vert yi nag ay ngëneel yu kenn dul naatable tukkee ci alam bi. ci biir mangrove yi ay espèces yu am solo ñoo fi nekk mu doon ay espèces yi nga xam ni seen taille dafa bëri te wute ci firnde soo demee marché tase fa ak kenn ki nga xam ni dafa yore ab jën bu mag da nga naan ko yow mile xanaa lii yaa ngi ko jëlee ca réserve bu Bandung ndaxte dafa doon ab place bi nga xam ni place bu rëy la te bëri ay jën lool. mu daal di toll ci 7000 hectares l'AMP bu Bambung ci gis-gis ñu bari dañu jàpp ne mënta jeex waaye nag lu jëm ci wàllum changement climatique waaye jëfinu nit ñi mën a soppi sax li nga xam ne ngëneel yu mu am waaye nag ci terrain bi ay organisation yëngu ci wàllum alam bi taxaw temb ngir aar ko. bokk na ci tamit jàppale les agents de l'État ñun ñëpp xam nañ ni seen budget demul noonu ñu leen di jàppale ci ay moyens ñuy mën a am ay gaal ay vedettes di mën a def seen surveillance ni mu waree parce que ay aire marine protégée la li fi am ci ay ndundat moo xam ci wàllu jën la moo xam ci garab bari na donc foog ñu sàmm ko aar ko su ko defee ñëpp mën ci gis suñu bopp. aar li nga xam ne mooy mangrove bi mu nekk lu yitteel loolu jigéen yi nga xam ne ñoo dëkk ci village bi di Daasimaale séeréer ñoom nag ñu gis ne exemple lañ ci wàllu woowee moo tax ñu bëgg a wéyal ni mel. fi mu nekk nii moom bëreetu fi moom waaw buñ ko naree ut fi mu nekk nii dañuy sonn ndax bëreetu fi lu ndaw lañuy am bu fekkente ne yow da ngaa soxla ay juróomi paan ak yooyu noonu doo ko mën a am léeg-léeg nga dem benn paan ngay am ndax bëreetul loolu la parce que ñi koy jëfandikoo dañoo bëri ñëpp ko soxla loolu moo tax. waaw nañ ko mën a aaree. ngir fexe ba politique yi waaye tamit population yi gën koo aar Wheatland ak Institut international pour le développement durable def nañ benn jàngat ñu gis ne ngëneel yi nga xam ne ci wàllum koom garab gi daf koy indi mënees nañoo jàpp ne mi ngi toll ci 964 milliards de francs CFA lii yëpp nag ñu ngi ko tënk ci diiru fukki at. Donc ici c'est le reposoir des oiseaux. Pape Ibrahima Ndiaye jërëjëf gërëm nañu leen mbokk ci ànd beeg ñun ci ITV loolee moo laf làccu xabaaru maraxi gërëm ñëpp ñi ci jàpp ba lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje 19h45 ci xabaar ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Adama Anouche Kaba fii ak boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbir yi ngi ci jërë ngeen jëf.